dafay nag xajamal wala day xoos wala day yàq relation bi nga xam ne am naa ko ki nga xamante ni moom laa bëgg muy ki ma nekkal wala ki ma nekkal di sëyal jamono ji mu doon lu am solo alors Sophia pour te dire que ne il faut que ñu wax suñu mbokk góor yi wax leen ne les promesses sont extrêmement précieuses dafa doon lu am importance suñu dund mooy nga dig dara nit ki def ko wala nga dig dara nit ki te defoo ko souvent jeexital yi muy impact yi bu dee lu baax la xayrun jàmm dina ñëw dinañ la gën a wekk dinañ la gën a respecté dinañ la wax ne yow kii moom lu mu wax def ko waaye boo ko deful ala kulli al à ça bu nekkoon téeméer boo jël boo ko doon xayma juróom-ñetti fukk yëpp ci confiance ci yaakaar ci ñàkk respect yëpp dafay dugg te su boobaa itam dina tàmbale andi xajamal seen diggante ki nga xamante ni moo nga ko seqal beneen bi mooy ñi nga xamante ni dañuy rompre fréquemment li nga xamante ni moo di promesse mooy ay profil la yi nga xamante ni dañuy miiner aujourd'hui seen relation relation boo buggee bu gaaw yàqu rek Safia wax ma loo dul def même bu ñëwuma sax ci relation de couple ma coach sama xarit aujourd'hui mu am fu ma teg ma ñëw wax ko lu dañ rek tey mën na continuer nekk ak man waaye bu duggee ruq dina ne waa ji ndekete daal foofu dara newu fa kii moom day wax comme que day wax muy dañ te loolu dafa bari ci sunu société c'est-à-dire dafa doon une situation bu nga xam si ni bu yéeme la gën a war a mën a bàyyi xel léegi nag boo gisee divorce yi di bari wala couple yi di am jafe-jafe wala couple yi di xajam mooy dangaa naxoon xale bu jigéen bi wala da nga jàppoon ne yaa ngi koy nax te ëllëg si biir lii tooy mën na jóge ci yow ci góor gi ndax su boobaa mënatoo ko téye ci sëy ba wala sëy ba du neex aujourd'hui wax ko li nga xamante ni mënoo ko ba mu dugg nga ne ko bu doon kuy nga xam te day jàng nga ñëw ne ko waaw yow de su ma la takkee non man sax maa lay fayal nga continuer sa jàng maa lay encourager xoola ba parents yëpp kontaan ci moom mu am yàkkamtiwu dugg ci sëy boobu parce que xam na ne ëllëg am na ku ko protéger ci li mu war a mën a ne mu dugg ci biir nga naan ko da nga war a bàyyi jàng bi toppatoo xale yi comprendre nga wala da nga war a sama yaay amul ku mu nekkal ci kër gi da nga ko war a bàyyi jàng bi imaginez cette déception buy jógee ci xale bu jigéen bi par rapport ak li nga ko waxoon yëpp ki nga xam te dafay liggéey te liggéey boobu c'est ça moom laa lay wax wala ngay liggéey Sophia wala ngay liggéey non elle a parfaitement raison wala ngay liggéey ba ci biir liggéey bu am solo nañu bàyyi xel ne liggéey bi ku jigéen ki di liggéey il faut que ñu xam ne dañoo investir ci xale bu jigéen boobu ay way juróom dara comme Mohamed nii lañ koy jàppee suñuy wax da nga naan li ñuy wax xoolal dëgg la ci ñoom waaw man nag je suis très sincère avec mes propos j'ai dit comme mais waroon jël exemple ci man nag ndax fi ma nekk bu ñu bëggee benn soxla dañ koy jàpp yàpp ko di ko dig lu ne pour bëgg rek mu dugg bu duggee nag après ci la ñuy xam moo fi bari loolu xam nga benn jigéen bëggul di dugg ci sëy rek quelque temps après nga génnaat ci tu vois donc dañ lay dig voilà maa ngi woon ci ki nga xamante ni wala ñu fekk la ngay liggéey ñu bàyyi xel ne naam metti na te loolu la jigéen bindoo mooy jigéen léeg-léeg day nekk dafay am ay parents yu koy protéger du début à la fin di ko suivre di ko yar bu baax di ko jàngal ba xëy moom am liggéey xoolal investissement bu lourd boobu ay parents def ci moom aujourd'hui bu amee liggéey au moins bu leen mënul fay yëpp dina leen mën a dimbali ci wet gi yow nga ñëw ne ko waaw non liggéey bi sax waaw bu ma la takkee da nga koy continuer da ngay continuer nangam bu duggee nag nga ne ko sa liggéey bi foog mu arrêté. mais est-ce que du condition yi mu xalaat ne moom la mënoon nekkee ak jabaram est-ce que condition yooyu. waaw mais moo tax ma ne la bu ñu teel a def promesse. c'est-à-dire il faut que qu'on laisse les choses mu ñëw comme de façon naturelle. Safia c'est-à-dire booy nekk ak nit. bul promettre dara. dundal ak moom ci biti ak ci biir. maanaam boo leen duggagulee ak bi ngeen duggee lépp na naturel lépp mooy ñëw naturellement ci biir àdduna. mais waroo ñëw rek ne waaw promettre ko lu nga xamante ne ni. pour yow la nga koy promettre lenn rek nga ci bëggoon. lenn rek moo nekkoon jeexital yi mooy fexe. ba convaincre ko mu sëy ak yow. te aujourd'hui fausse promesse yooyu noonu aujourd'hui dafay yàq xol. dafay dindi bànneex ci bi waroon dox ci couple yi dafay dindi confiance bi waroon dox ci couple bi te loolu baaxul fi may daanelee mooy aujourd'hui promesse yooyu Safia maa ngi woo ci ku mu mënti doon góor wala jigéen il faut que ñu éviter di def ay promesse bu fekkee leer na la di nga ko doxee jëfee ko ala kulli àll ko kenn mënu la ko tere parce que am na ñoo xamante ne kat seen baat la ñu am ñoo xam ci àdduna amuñu xëy na amuñu dara mais baat la ñu am aujourd'hui fu nu waxee ñun ñi sax dañ koy tooñante par exemple ma jël exemple ci Benoît fu mu waxee ñu ne
bu dee Benoît moo wax kooku lum la wax def ko wala bu dee père may mëngoone moo la promettre dara moom moo la ko wax kon de demal tëdd nelaw kooku lum la wax def ko mais ñooñu la ñu wax ne amuñu problème mais bu dee yow ya ngay jeexi jaaxa wala am na beneen palang boo lal ca gannaaw mieux vaut maanaam lu ñu naan moins nous faisons des promesses mieux c'est aujourd'hui dina la dàqal lu bari li nga xamante ni aujourd'hui mën na xajamal vie de couple bi nga xamante ni ci nga koy dund te mu nekk tey ñu ci bari jigéen yi divorcé couple yi di yàqu détails yu ndaw yooyu rek moo ko yàq te bari na fi loolu dinañ ci ñëwaat d'accord damay tourner ci Prospère Dieye laataa may jox Benoît moom itam mu yeggale Prospère est-ce que promesse mën na ñàkk ci ñaar ñuy bëggante te fas yéene wala bëgg ñoom ñaar sëy parce que à chaque fois même boo ko promettrewul ki nga nekk sax moom dina am ay promesses yu mu bëgg nga defal ko soo ma takkee est-ce que di nga ma bàyyi ma jàng soo ma takkee est-ce que doo ma yóbbu ci appartement bañ maa yóbbu ci këru famille c'est des choses yoo xam ne ki ngay nekkal muy jigéen day bëgg nga promettre ko pour moom tamit mu mën a aar sëyam est-ce que promesses yi Mouhamed di wax ne nañ ko arrêté wala nañ ko bàyyi mën naa ñàkk ci ñaari relation yu mel noonu. effectivement merci beaucoup madame Diallo. mën naa ñàkk ci ki nga xam ne mooy promettre. comme mën naa ñàkk ci kiy demander promesse. demander promesse pourquoi. la promesse de déménager dans un appartement la promesse de travailler la promesse d'étudier pourquoi promesse. non man damay wax ne. d'abord il faut qu'on parte à l'idée que labat ak sëy du benn. malheureusement tant que mënuñu def la différence de nos jours benn couple du stable. pour la bonne et simple raison. Mouhamed en matière de labat dara du force. ñaari nit la yu am projet di rectifiante di ku nekk di jéem a jubbanti sa moroom ku nekk gis say defa moroom fexe mu deñ ci moom ku nekk effectivement gis li la neexul ci moroom sa moroom ngay fexe di ko dindi. am na autorité boo xam ne sax comme elle l'a si bien dit Sophie daf ma doon jiitu foofu noonu moom parce que xam na ne fa laa jëm am na ci ñoo xam ne sax soo ko amee sax ci audace sax ñëwee la bu ma fat du église du jàkk c'est ça la vérité. Parfaitement. parce que effectivement elle a raison labat bokkul ak sëy Mouhamed da ngay wuyoo sa santu papa pendant 25 ans tàkkusaan jot ci 2 minutes ñëwee la madame Dieye nga ne wii attention c'est ça la vérité bu ñu naxante nañu bàyyi caaxaan yi ñu nekkee tu comprends sëy affaire u dëgg la parce que il faut toujours savoir faire la rupture entre njànqate doxaanante ak sëy du benn di nga nekk ak jigéen pendant 5 ans di ko labat doo gis kenn ku ci wax doo gis kenn ku mu jaral jóg benn tàkkusaan bu ne dëgg jot na rek mag ñi bàyyi seen ay soxla daje ci jàkk ja ça veut dire ce que cela veut dire léegi nag liberté bi nga xam ne ak droit yi nga xam ne moom la ñuy sàkku pour jigéen ñi daf ci bokk ñàkk mën a def la différence entre jigéen bi nekk célibataire ak jigéen bi nekk ci buumu jàmbur lépp loo xam ne nii parce que changement de statut la tubaab dafay faral di wax ne tout changement dérange boo jógee ci ak célibataire ñu muur la nga toog sa papa bi la jur sax ak sa yaay xamal ne bés ki tey sama lépp wàcc na amatuma dara ci yow lépp sa jëkkër moom la lépp moom la war yàlla teg ci ne su la mayee léegi tàkkusaan bàyyi woo la léegi jëkkër woo la wuyul jëkkër bàyyi te moo la jur ci gañoom ça veut dire ce que cela veut dire tant que nag mënuñu def la différence entre labat ak sëy bëgg mu nekk continuité père junju na ko sànq mais il est évident Mouhamed que ki nga xam ne moom la ñuy labat liberté ba nga amoon yow bi ca bañ lay labat mënuloo ko am boo nekkee ci buumu jàmbur dafa war a continuer parce que li ñu tuddee ñoom li ñu tuddee xëy na promesse wala nañ ko tuddee nu mu la neexee promesse moom damay wax léegi ne même dans la vie courante normale nii sax wax loo dul def baaxul très sincèrement promesse moom wax loo dul def moo tax sax ñuy wax la promesse est une dette donc loolu du ma ci appréhender parce que ce qui se passe entre ñaar ñuy labalante du ay promesse ay rectificatif la yoo xam ne
dafay am ci ñoo xam ne dañuy labatante seulement nag comme ni ma wax léegi nag sunu jamono yi ñu nekk parce que ak célibataire moo neex goo xam ne parce que neex bi xam nga mooy lan c'est-à-dire da ngay dem heure noo ko sentiré. da ngay def li nga sentir ku la neex ngay àndal fu la neex ngay dem lu la neex ngay wax ku la neex ngay waxal mais buñ la yëkkatee jox la nga am borom kër mais sañ na ne diw bul ànd teg moom am na ci droit. waaw tu es ma femme mu ne naa mun la diw bul ànd teg moom am na ci droit parce que c'est à toi de faire le choix est-ce que kii ñu may tere gënal na ma sama foyer. tu comprends ce que je veux dire diw bëggatuma nga wax ak moom. est-ce que kooku ñu may tere jaral na ma sama foyer lépp damay wax ne ki nga xam ne moom lañ la may yow wala ñu dénk la ko may sax laay wax parce que maye la dañaan ñi ngi maye diw buñ ko fi jéem a naaj naan wooye dañ ko dénk ak dañ ko nii dañu maye nañ diw la ñuy wax foo jëm maa ngi dem dañuy maye diw la ñuy wax ok donc su boobaa changement de statut boobu mooy waral yow liberté ba nga amoon yow de mouvement d'aller et de venir du benn yow bu fekkee ne célibataire nga da ngay yëglu doog a dem xëy na sax sa papa ngay ngay yëgal xëy na sa yaay ngay yëgal mais bu dee da nga dugg ci buumu jàmbur da ngay tàggoo damay faral di wax souvent ne la différence qui existe entre tàggoo ak yëgle du benn yëgle da nga koy wax wane ginnaaw dem tàggoo c'est dans le but ñu ne la waaw wala déet c'est ça la différence merci beaucoup yaa ngi dégg tàggoo c'est dans le but ñu ne la waaw wala déet yëgle nag da nga naan Mouhamed mu ne naa man la ma dem te ñëw wala demee Thiès laa bu ma xëyee Thiès laa jëm tu vois ce que je veux dire waaw non foo jëm mu ne la Thiès kooku ba tey tàgguwu la da nga koo laaj mu wax la. ku ñuy yëgal ci jigéen bi génn yëgal ak kan la ñuy tàggu. borom ku ñuy kan la ñuy yëgal da nga ne yëgal ak tàggu du benn ma ne kan la ñuy yëgal ak kan la ñuy tàggu. jigéen la ñuy yëgal góor dañ koy tàggu. jigéen dañ koy yëgal. ah non dama foogoon ne da nga ne avant ngay marié say parents da nga leen di yëgal. waaw mën nga leen yëgal wala tàggoo. ça dépend. mën nga leen yëgal comme mën tàggoo am na ñoo xam non je veux dire que c'est-à-dire dama la boo wax ne la. c'est encore beaucoup plus formel. bu dee jëkkër. foofu laay waxee quoi c'est-à-dire li may wax aussi dégg lay laaj. c'est beaucoup plus formel mais célibataire bi kilifteef la buy migrer entre parents dem si jëkkër ji rek célibataire bu am kilifa buy génn sax day tàggoo. jëkkër nag daf ci gën a doyti waar nag. te li may wax aussi du samay waxi yàlla. c'est vrai. exactement donc daf ci gën a formalité encore. barki démb rek maa ngi dégg. t'es pas sérieuse. barki démb rek maa ngi dégg effectivement Moustapha. Mouhamed Alaaji Moustapha Gueye di koy wax sëñ Moustapha di wax ne jigéen ñetti condition la ko yàlla tegal. jullil jaamul sa borom amal sa ngërëmu jëkkër nga dem àjjana. waxu ko feneen. tey dama doole la ci ni góor am na droit bañ a tàggu soxnaam génn dox ay yitteem te l'islam du ko ci teg daan. mais jigéen bu génnee këram te tàgguwul jëkkëram tànk bu mu teg yàlla nga ko ci bindal bàkkaar ba kar muy. ni nga lay rëbb ba keroog ngay dellu si. yàlla boo tukki dem ba. boo ci deewee doo escale. mais Mohamed boole si tamit nekk l'islam. yéen a ngi may rey. l'islam waxul ne góor waroo tàggoo rek góor waroo am respect tamit pour booy génn ne maa ngi on ne parle pas de respect benn encore une fois. non on ne parle pas de respect. non man yow laa waxal yow on ne parle pas de respect. bul jaxase yu bokkul. l'islam may ma tuuti bu fekkee jigéen moo tax génn day tàggoo on est d'accord mais góor booy génn war nga am respect ak grandeur ne sa jabar kat maa ngi dem fenn. mën naa ko gérer c'est le minimum. on ne parle pas de respect. encore une fois le respect chaque ba ci ñun ñu toog ci plateau bi donc bul amal game. respect ak obligation. voilà bul dugg non bul dugg ci on parle pas de respect. c'est-à-dire góor bi la naan xëy suba wala ne sa soxna mu naa nga ne ko demee suba xëyee Thiès laa jëm xaaroo ci mun la waaw demal wala toogal loolu mooy yëgle. am na ñu am respect madame suba de damaa bëggoon dem Thiès. non damaa bëggoon dem Thiès loolu du respect. dafa neex. loolu ça n'a rien à voir avec le respect. loolu lan la. dama ne loolu damaa bëggoon dem Thiès. waaw xamul loo fay doxi bu la nee bu fa dem looy def da ngay toog. non waxuñu loolu. ak ki génn dem yoonam ak ki génn rek dem yoonam. waxuma génn dem yoonam. dëgg benn du ma wax loolu ma waxul. mais waxuñu la loolu yow ki dafa laaj.
man li may wax mën naa ko assumer waxuma génn dem yoonam. waxuñu nag kenn mënu ko assumer kii daf la laaj ndax góor bu jóg génn waxul jabaram dara. ak góor bi jóg ne ko madame kat maa ngi dem Thiès te ñëw loolu respect la wala lan la si jabaram. non question respect c'est une disposition normale d'un couple. encore une fois. d'accord je ne parle pas de respect. respect encore une fois c'est valable pour toute personne. ba si ñun ñii déggoo ma la ba ci ñun ñii nekk ci plateau bi mais su ma xëyee Thiès laa jëm bokkul ak nga jàkkaarloo sa jëkkër ne ko suba dama bëgg a dem Thiès di xaar waaw wala déetam loolu laay wax man. ne me parle pas de respect comme si ku génn sa kër ne sa jabar ma dem Thiès te ñëw respecté woo ko arrête-moi ça. dama ne ku toog sa kër génn. gis sa jabar taxaw nga romb ko dem sa yoon. doxi ba ñëw waxuma loolu waxoo ko foo jëm c'est pas du respect. loolu du respect. est-ce que da nga dégg ma ko. non waay waxoo ko mais maa ko wax. waaw non da ngay xaar ba jot parole yow. arrête waay yow nga ñuy jéem a yow yaay arrêté yow. parce que yow kii wax affaire l'islam man ma lay intervenir nga bëgg a wax. yow yaay arrêté yow benn parce que yow yaay insinué loo xam ne yaa ci tontul sa bopp. non yow j'ai jamais dit nga génn romb si dem sa yoon. j'ai jamais dit ça. mais boo ko waxul man dama jox kii exemple nga ne bul ñu wax loolu ñu waxul bu ko waxul nag man maa ko wax parce que dafa joxe benn parti bu l'islam wax parole yow nga wax ko ëppoo ñu làmmiñ de da ngay xaar ëppoo ñu yuuxu xamal loolu sa parole yow ak sa mbuso j'ai envie de dire yow yaa ma ëpp làmmiñ parce que li ngay wax yow yaa ko waxal sa bopp non parce que bi kii bi mu waxee loolu tax intervenir bi mu waxee loolu si l'islam tax intervenir non doguma ko yow yaa ko dog arrête yow yaa arrêté yow on ne parle pas de respect papa xamoo promoteur on parle de yëgle ak tàggoo lii mu wax sañ na ko te kii li mu wax ndaw si sañu ko waaye kenn waxul loolu am déet loolu la Mohamed wax kenn waxu fi loolu dama ne li kii wax waa ji sañ na ko l'islam ànd na ci ak moom c'est tout li kii wax ndaw si sañu ko te l'islam je suis désolé bi yàlla naan toog ci boo désolé yàlla nga désolé kan mooy génn këram rek ngeen noonu dem soo mel ne xar muy dem désolé na mais xay kan mooy waaye su ko nekkee su bañ a arrête y a 400 000 hommes yi koy def arrête waaye non waxu yow arrête yow xanaa ci nga mais lu wax am lu am dañ koy wax mu neex la naqari la lu am dañ koy wax tu n'es personne li am dañ koy wax ñi koy def nag ci bokk maa ngi ñëw ci yow. je suis désolé. d'accord merci beaucoup Prospère Dieng. merci beaucoup jërëjëf Aïcha soufflé. waaw di kontaan. su ko neexee mu dem te du tàggoo. te ndaw si su ko neexee du dem te tàggoo. tàggoo par la force la déedéet Aïcha Maya. écoute la tàggoo par la force la. waaw ndaw si waaw. waaw maa ko waaw. soit galant ak wax na dëgg ndaw su ko neexee génn kenn tàgguwu la loolu mooy galante. kaala la du musóor. loolu mooy galante. génn kenn du la tàgg. c'est la galanterie ça. waaw on écoute Maya Prospère. c'est ça la galanterie. noppi bàyyi ñeneen ñi wax waaw yow moom yaa war a noppi ba sa tour ñëw. yow yaay noppi yow. daa ko ñu yuxu de. voilà parce que boo noppiwul man du ma noppi benn. muy leer nañ nag. fii ba 2 heures du matin. waxal ñu ñaari. waaw léegi yéen ñaar noppi leen déglu Maya. c'est bon. mariage du benn. dëgg la du benn de. d'accord dëgg la d'accord naa du benn. par contre benn période la bu importante boo xam ni ca la lépp di c'est un élément déterminant boo xam ni tax na mariage réussir parfois tax na mariage échouer parfois ci kaw dëgg lal ko moi je me dis que ci labat ga dañoo war a dëgg daf ko war a lal. même bu dee yow da ngaa rouge tu montres que toi tu es rouge ku jigéen ki bu dee daf la bëgg ci rouge boobu mu sëy ak yow ba yow dans l'avenir soo demee ba rouge ba gën a bordeaux sax daan il m'avait déjà montré du rouge par contre li may dàq mooy yow nga jaune ba ca mariage ba nga jékki-jékki rouge bu boobaa soxna si réaction bu mu def day wax dëgg parce que yow yaa ko tooñ donc moi je me dis que da ngeen a war a waxante dëgg daf ko war a lal dëgg lu mu metti metti da nga koo war a wane bu dee yow choqueur nga par exemple nga wane sa choqueur boobu ci labat gi ku jigéen ki xam ne yow nii nga mel ba nga xam ne du am benn surprise su ngeen demee ba ci biir mariage bi moi également je me dis que Sénégal góoru Sénégal du ñëpp nag mais am na ñoo xam ne labat lañ gën a mën labat ga day neex Safia labat ga day saf suukar ñu def ca lem def ca lépp alors que au fond c'est du piment mais piment la boo xam ne dañu jël lem def ko ci kaw c'est-à-dire que tromperie la dañ laa nax ba takk la labat ga day neex ay chéri di dàqante ay mon amour di dàqante chaque week-end ñu yóbbu le restaurant yeete gi day neex chéri tu as bien dormi c'est-à-dire que yow on te fait vivre benn rêve boo xam ne yow ku jigéen ki danga naan man daj naa ci góor gi gën ci góor yi ndekete man dama doon fo rek ndekete kii moo gën daal ci góor yi nga dem ba mu takk la nga dem ba ñu takk la wan la leneen nga dem ba ñu takk la ñu wan la leneen c'est-à-dire que il passe de A à Z day jékki-jékki jaune jékki-jékki dem ba
verte. La fille elle comprend pas, elle va se dire mais man du lii la ñu ma wanoon effectivement dañu laa nax et bu dee yow ku jigéen ki yow loolu mënoo koo muñ nga jël décision ni da ngay génn ca sëy ba ñun la bëggoo sëy mais bu dee dangaa xeex ak sa xol nga toog ca ce qui fait que mariage bi dafay naqari da ngay muñ loo xam ne c'est pas toi parfois ca labat ga ku góor ki parfois nga daje ca góor yu rusé ngay jàng am na nu muy demee ñoom ñoo jël seen xaalis fayal la parfois ñoom ñooy jël seen taal seen oto yóbbu la nga jàngi di la nemmeeku góorgóorul bu baax ci jàng bi di la encourager nga dem ba ñu takk la ñu xëy su ba ne la non da ngay arrêter si jàng parce que man takkuma koo xam ni dafay jàng man damay takk koo xam ne dafay toog sama kër gérer ma sama yaay gérer ma samay sœur wala toppatool ma samay doom on te dit bah tiens non on n'est pas d'accord parce que bu doon da nga kaa wax tout au début man ma xam loolu dinaa xool ba xam dama cay dugg wala duma ca dugg waaye yow nga nax ma ba ma dugg ci biir sëy bi ba pare nga bëgg a changer pour man loolu c'est injuste à l'égard de la femme parfois également duñu la ko wax de façon brute de ne la non da ngay arrêté jàng bi mais lañ lay yen moom nga dul attan ba yow am na nu muy demee da ngay arrêté jàng ba c'est-à-dire ñu yóbbu la par exemple ci kër famille nga fay sëy nga war a xëy suba 8 heures dem jàngi sa goro ne la sa ay bi kan moo la koy toggal wala yow sa ndab bi kan moo la koy raxasal effectivement sa doom gi kan moo la koy téyel nga ni damay wut noonu ñun la kër gi jànq du fi teg tànkam yow mii la ñu jël yow yaa fi sëy yow yaa war a def lépp c'est-à-dire que même suñu la bàyyee nga jàngi nga ba wàcc peut-être que da nga soxla noppalu tuuti wala ngay réviser say cours ñu jël tegal la paanu fóot wala tegal la ne la sa reer bi da nga koy togg wala ñëwal defal ma li c'est-à-dire que terewuñ la jàng bi mais tegal nañ la ay situation aux alentours yoo xam ne daf lay empêcher nga jàng daf lay empêcher droit d'aller travailler mais devoir yi ngay bàyyi ci kër yi aussi il faut nga matal foofu laay ñëw da ngeen fotatul sax effectivement foofu laay ñëw des fois également maa ngi ñëw foofu noonu des fois waaw d'accord des fois également ñu ni la ok sa digg ak yàlla kañ nga gëj a nañu arrêté jënd machine yi alors d'accord sa digg ak yàlla kañ nga gëj a sumb fóot sumb fóot waaw maanaam teg lu bëri daal di ko fóot dama ne kañ nga gëj a sumb fóot là on parle de moi ndeem mës nga koo def mais là léegi mën nga si ok des fois papa ma ñëw sumb fóot yow dama ne Maya kañ nga gëj a sumb fóot nay leer barki démb rek barki démb nga xëy mais kaay ñu waxtaan papa da nga maa posé question bàyyil ma tontu la papa da nga maa posé question mën naa laa tontu boo xam ni dëgg rek moo koy laal papa waaw da nga may déglu nag da nga may déglu da nga maa posé question papa dañoo nekk ci jamono jogoo xam ne pour bañ a naxante jigéen ñi sëy ñi ngi nekk seen télé di ma seetaan am na ci ñoo xam ne am na yëre yoo xam ne mën nga kaa jox fóotkat mais am na ci yoo xam ne doo ko jox fóotkat yaa koy fóotal sa bopp sa yëre jëkkër yi nga xam ne ay dessous la ay sous-vêtements yooyu yaa koy fóotal sa bopp loolu mën nga kaa fóotal sa bopp fóot la mais am na ci yoo xam ne su la neexee si tu as les moyens mën nga kaa jox looy rafetal machine bi mu fóot tontu naa la nee naa la am na ci yére yoo xam ne su la neexee mën nga kaa jox fóotkat am na yoo xam ne kan nga gëj a xëy jël fóot mi sumb waaye ba ñu démb fóot naa papa waaye la ma fóot nag du ma la ko wax papa la ma fóot du ma la ko wax mais bàyyi ma àggale sama raisonnement bàyyi ma àggale sama toujours nay neex c'est pas éternel daa war a neex c'est pas éternel day neex bàyyi effectivement nay neex d'accord donc may continuer également ci li may am na ci ñoo xam ni dañ la naan bañu ma jigéen buy liggéey au contraire damaa bëgg sax ngay liggéey pour mën ma jàppale ci kër gi ci labat ba de na la waaw da ngay góorgóorlu yàlla am na nu muy demee am na góor yoo xam ne ñoom ñooy dem di la wutal liggéey ñoom ñoo lay booleeg ak ay say nit di la wutal ay stage mais suñu la xasee ba takk ñoo xam ne yow mi yaa ngi xëy suba di sañsee di dem di liggéey di yëg di wàcc ñu commencé am benn genre petite frustration ñun la da ngay bàyyi liggéey bi pour man loolu c'est injuste parce que parfois tu travailles pour t'aider pour aider ta famille parce que ñun ay jigéen lañu xëñ na du suñu jëkkër yi ils sont très importants mais am nañ aussi famille am nañ yaay boo xam ne mi ngi yaakaar ci ñun am nañ tante boo xam ne xëñ na amul doole mi ngi yaakaar ci ñun ainsi de suite du coup moi je sais injuste nga ni sa jabar bugguma ngay liggéey au nom de quoi est-ce que yow 500 000 francs yooyu muy fayee ko la 200 000 francs est-ce que fin du mois da nga koy dox bu doon da nga ko ne ah d'accord bu liggéey léegi sa salaire ñaata la mun la 200 000 nga ne ko d'accord chaque fin du mois je te donne 200 000 mais nga
toog et tout loolu on pourrait comprendre mais yow nga ne ko bul liggéey et la fin du mois tu lui donnes rien yaayam su xiifee kan moo koy dundal doomam tey ji su manqué couche wala dara yow am fekk yow amoo xaalis ñëpp xam nañu jamono dafa metti kan moo koy mottali du coup mais fan lay excessifé fan lay doyee waar jigéen bi nga xam ne bàyyi nañ la nga liggéey nga mel ni benn maya xaw a ëppal tuuti ci naka mooy yow nga jël sa àddina yëpp def ko ci liggéey fàtte nga sa jëkkër fàtte nga sa doom fàtte nga sa famille yow tu travailles de 8h jusqu'à 20h soo ñëwaatee ci kër gi taloo def dara sa kër donc moi je me dis que am nga droit liggéey di nga liggéey mais say obligation yi nga xam ne moom nga am ci biir kër gi également dangaa war a def tout ba def ko donc am na jigéen góor yoo xam ne ñi ngi tere seen jabar yi ñuy liggéey parce que tamit ci yenn comportement jigéen yi la en quelque sorte parce que dañuy démissionner ci mariage d'accord nañu jox parole bi coach Moussa en attendant ñu fàttali leen que mu ngeen woote au 88 628 89 90 88 628 28 28 00 221 33 841 20 69 coach ñu bàyyi la kàddu gi. voilà Sophia il faut que ñu dellu ginnaaw tuuti xam ni muy diine bu mën ci doon wala lislaam ni ñu koy waxee du soppeeku ba mu waaye fu mu toll day méngoog jamono te suñu sëriñ bu baax bi du doon wax góor du soppeeku te góor ak jigéen ñi léegi ci labatande bi dañuy naxante ku ci nekk yaa ngi nax sa morom pour gis li nga bëgg te bu ñu fàtte ne sëy jant la ak naaj si labat bi mën nga ne yaa ngi seen jant bi waaye boo nekk ci sëy bi naaj benn jàmbaar dëgg moo fay toog effectivement des fois damay dégg ñoom Alimak Cheikh di ko wax dige bor la ñàkk ko jëfee wor la soo ko jëfee di gor pourquoi ngay ànd ak nit ki muy jàng nga ne ko dinaa la fayal jàng ba mu dem ba yegg fi mu war a yegg nga takk ko nga ne ko di nga ko bàyyiloo jàng bi ndax day sëy foofu góor gi fote na ku jigéen ki aussi nan lañ lay takkee ñoom Benoît ak ñoom Mohamed ñëpp di daje nga ni non dootoo dem si ñoom Moussa dootoo dem si ñoom Prosper pourquoi waa problème yooyu yëpp di ñëw li yéen a ko wax léegi lu nuyoo woon ci ngoro li feeñ na ci sëy bi mais bu ñu fàttali lépp loo gis ci wàllu diggante ñaari bëggante muy comme ni ko Mohamed waxee même xarit sax dëgg moo ko lal mais booy ñëwee di seet Sophia am na heure yoo xam ne boo koy labat di ko seeti du bëggee nga fekk ko ci yenn anam yi waaye bu ngeen séyee di nga xëy nga gisee ko ci beneen anam boo xam ne yaa koy defar loolu lépp esprit de dépassement la ak grandeur nature buy nekk ci nit pour mu mën ko xam donc bu ñu naxante bu ne dama bëgg Sophie rek su may ñëw dinaa la fay sa jàng su may ñëw indi saaku ceeb di naa na nii lépp mat te boo ñëwee sama kër loolu doo fa am loolu du yëfi gor kenn ku ci nekk li nga diglantoon ak sa morom bu ngeen sëyee da nga koy def mu continuer mais aussi bu ñu fàtte ne labat du sëy benn presse wax na ko léegi góor du tàggoo dafay yëgle amul fenn góor gu naan damay tàggu sa jabar kenn du ko soxna au contraire kenn du ko tàggu maa ngi dem nga damay dem bërëb sàngam mais est-ce que ma dem wala danga may bàyyi ma dem amul je suis entièrement d'accord avec lui mais bu dee soxna da nga naan sëñ bi kat dama bëggoon a dem ñu jox la paas wala ñu ne la toogal waaye nag ci xel nit ku mat balaa ngay génn di nga ne sa soxna maa ngi jëm bërëb sàngam. absolument loolu moom ñëpp d'accord nañ ci oustaz wax na la ko léegi jigéen bu génnee sans ndigalul borom këram buy dem ba muy del si dañ koy bindal bàkkaar góor bu génnee dem di ñëw kenn ko bindal bàkkaar fan ngeen mës a gis tàkkusaan jot ñu ne Modou ñu ngi koy may faatu amul kenn du ko muur jigéen la ñuy maye musuñu maye góor am na loo xam ne droit absolu la yàlla moo ko jox góor ñi am na loo xam ne droit absolu la yàlla moo ko jox jigéen ñi bu ñu nax suñu bopp ci diine boo mënti doog bu dee lislaam la oustaz na delluwaat ci sóoratul nisaa yi wala mu dellu ci sóoratul Maryam wax na fi buyutukunna jeex na tabarruj tabarrujal jaahiliyatul ula yàlla jigéen ñi la wax waaye waxul ak góor ñi waxul ak góor ñi bu ñu nax suñu bopp am na loo xam ne cëru góor la am loo xam ne cëru jigéen la jigéen yàlla moo ko jox cër boobu li ma waxoon dinaa ko waxaat du ñu toog ba 1974 ay droit de la femme naan nañ jox jigéen ñi cër bi jox leen cër ba la jox la loolu moo ko indi ak émancipation de la femme bi am ak modernisation léegi nag adduna modernisation am na sëy day changé l'islam du soppeeku ba mukk mais fu mu toll day méngoog jamono mën nañuy nekk ci kër yi jënd machine à laver yombala jigéen ñi liggéey bi mais am na loo xam ne rôlu soxna la am loo xam ne loolu borom kër la kilifa dëgg bu ne asalaamaaleykum na suñu góor ga kenn du wax may leen ko mu wax asalaamaaleykum tàccu ngay dégg suñu maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum waaye may leen ma wax waaye may leen ma kilifa du def noonu léegi nag fi ñu yóbbu ak jigéen ñi droit bi ñu leen bëgg a jox am nañ ko yàlla moo leen ko jox bu yàgg am na ñaari saar Nisaa ak Mariam
jigéen yàlla jox na ko cëram ba bu dee borom këram la sax ñu koy denc dinaa ko waxaat doo taxaw ca ndigg la ca bopp la imam bi di taxaw ndax cër bu jigéen am kenn waxul ne jigéen ñi joxul leen cër mais jigéen dafa am lu mu moom góor dafa am lu mu moom nañu respectante kenn ku nekk jël li nga moom ba ci kanam. ayca Ben. waaw Safia fi may démarrer pour ma protection et pour la protection de ma famille su may génn sama soxna dina xam fi ma jëm. kooku c'est tout le monde pour ma protection et pour la protection de ma famille. yow noppil bàyyi ma wax. c'est tout le monde Ben. arrête mënuma commencer nga nekk fii ay c'est tout le monde affaire yooyu. loolu y a rien d'extraordinaire ce que tu dis là. dama ne. y a rien d'extraordinaire de ce qu'il dit. s'il y a pas rien d'extraordinaire nga noppi tëju. non du ma noppi de. waaw déglu ma ba ma du ma noppi. waaw. dama la koy avertir léegi li ngay wax nii c'est terre à terre. dama ne loolu ñëpp dañu koy def. écoute sois galant sois un homme sois Ben attends Prosper Dieng. nee naa dafa mu s'il te plaît nañ ko bàyyi mu introduire moom itam d'accord. merci sama sécurité. ak pour sama respecter sama soxna. su ma xëyee sol sama dàll le matin fi ma jëm dina ko xam. kooku ñëpp la. beaucoup de choses peuvent se passer derrière moi. bi may dem waxuma ko dara. am na jigéen yoo xam ne boo génnee waxoo leen dara am na lu ñuy téye mais boo ko ne maa ngi dem tel bërëb sàngam sa doom am lu ko jot si ginnaaw dina yëkkati téléphone ne la kat nijaay wala kii fii kat am na lu fi xew pour sa protection man li l'islam wax kenn mënu ko teggi mais dama ne l'islam bu joxee ay jigéen góor cëram ne jigéen balaa muy génn day tàggoo on est parfaitement d'accord mais nangul leen tamit góor y a beaucoup d'hommes yoo xam ne du ñu def li ngeen di def am na jigéen yoo xam ne elles sont en train de souffrir parce que du ñu xam fu seen jëkkër nekk du ñu xam fu seen borom kër nekk mënuñu ko xam loolu moo tax may ne bu fekkee l'islam may na la góor l'islam waxul benn góor booy génn sa kër bu la neexee rek génn frapper sa porte dem. personne ne l'a dit juste un exemple. personne n'a dit ça. léegi may wax benn affaire dans la vie. man sax damay tëb affaire loo bëggul mu labaat. damay tëb affaire labaat. léeg-léeg nga dox damay ñëw dugg jëm parce que labaat ak sëy du benn. labaat ak sëy ñëpp xam nañu du benn kooku jarul sax ñuy toog ne booy labat ñu lay dégg ñu lay kii affaire non foofu moo am importance su parent naka ngay téye sa doom bu jigéen. et man je dis à tout parent. mënoo ko yëgal lépp de. jël leen seen doom yu jigéen yi ngeen ëmb leen yóbbu leen ñu jàngi ba am li nga xam ne dañ ko war a am parce que dans ce pays y a des hommes yoo xam ne ils manipulent les femmes parce que xam nañ ne femme boobu jàngul. femme boobu mënul dem liggéey femme boobu mënul dara la femme dépend que de lui waxuma nag góor yëpp mais am nay góor yoo xam ne bu ñu xamee loolu si jigéen tu es foutu yow seen esclave ngay doon luñ la wax ngay def luñ la waxul doo ko def loo ñu bëgg ngay def par force te loolu je dis que dañu nekk si benn société même ku bëgg sa réew waroo xool jigéen au 21e siècle nga takk ko ba pare ne ko xam nga lan la fi mu nekk nii daal sa jàng bi nga doon def da nga koy arrêter kooku je dis que c'est méchant et ça n'avance pas la société. mais loolu on n'a pas dit ça. non damay. mais y en a qui font ça c'est le thème de l'émission. ci thème bi quoi. man dama dugg si thème bi carrément am na góor yu koy def góor yoo xam ne seen jabar day jàng am li saa am yëpp ñu ne ko doo fi dem génn mënatoo jàngi mënatoo dem liggéey parce que dama bëgg nga seel ma si kër gi. est-ce que dinañ warlu ak li mu waroon am dinañ ko matal. mais Ben s'il a les moyens. matale. s'il a les moyens est-ce que. s'il a les xam naa fi nga jëm jabaram bu mu liggéey. s'il a les moyens. tu es appelé à prendre la retraite. te boo retraité dañ lay fay sa ay dû yu nga xam ne da nga ko liggéey ñu dagala ko. sëy yàllaa ko wax de moom tas la njëkk signé. léegi boo ko bàyyi noonu loolu nga tas. comment tu vas te retrouver yow. maanaam fin bi daal li papa naan en toute chose. comment tu vas te retrouver yow en tant que femme. moo tax ma ne y a des chefs de famille li Maria wax sànq sa far ki lay labat di lay fayal jàng man foofu je ne cautionne pas parce que un parent war nga xool sa doom bu jigéen fi muy jëlee xaalisam di koy fay pour dem jàngi ndax sa poche la génnee wala si poche yu keneen. parents yi d'accord yaa ma dégg man duma parent yooyu je parle des parents responsables. man je ne parle pas du négatif je parle du positif je suis un parent j'ai une fille dinaa xam man maa koy fayal wala ndeyam moo koy fayal dinañ xam fan la kii fayee jàngam fan lay jógee je ne serai pas là à la maison toog fi dem na jàngi ñëwaat na kan moo koy fayal xaw ma ko non là c'est pas un parent raisonnable. donc un parent tu dois surveiller sa doom ki koy labat ak ki mu nekkal quelles sont les relations yi nga xam ne loolu mooy méngoo ëllëg nga xam ne kooku du ko mën a tere dara parce que man je ne vais pas investir sur mes enfants. un beau monsieur jógee fële ñëw ne ko écoute jàng yi day coupé écoute sa liggéey bi day coupé te sa même monsieur. c'est vrai on peut. bu fekkee mu am sœuram boo xam ne elle est bien placée dans le gouvernement
moom mooy taxaw si bopp koñ waaye xam nga Fatou Seck yow ministre bi mais c'est ma sœur. di ko tiitaroo. il est content. mais mu jël jabaram bi nga xam ne moom la jur ne ko non yow écoute toogal rek pour séer ma wala demal Bambilor si kër maire bi nga toog fa jàppale leen. bàyyi man ma rafet c'est un exemple rapidement. donc je dis man dama waxul ay diggee dama waxul ay yow nga nekk góor di labat di koy ne non bu ñu kiyee dinaa la bàyyi nga liggéey loolu moo warul am communication sa njëlbeen bu fekkee xam nga ne góor bi yow fi mu lay yóbbu demoo fa dagg ko si njëlbeen parce que je crois que sa avenir ak say avenir u doom ak say avenir u parent tamit dépend à toi sometime des fois nit dina bëgg a jigéen day bëgg a jël aleelam defaral papam ak yaayam parce que kat nee nañu kii ñii dañu sonn si man tu ne peux pas toujours dire à ton mari mais donne-moi de l'argent je vais aider mes parents affaire yooyu mais loolu mënul nekk da lay mujjee jéppi sax loolu mënul nekk donc en quel but le góor war a toog ne yow sa jabar waroo fi liggéey waroo dem jàngi man je ne peux pas man loolu mun ma ko cautionner si këru àdduna même bu fekkee l'islam may na la ko yow en tant que góor xalaatal ne kii am na kat ñu koy indi si àdduna am na lu ñu def si moom am na lu ñu investir si moom du fayantu quoi mais communication dafa am l'autre fait bu la neexee ne sa jabar am na ay relation yoo xam ne je ne veux pas loolu am nga droit wax ko sa jabar nga waxtaan ak moom nga ne ko kat gis naa kii lii ak lii ak lii ngeen waxtaan si ba mun a la xam nga lan la nii ak nii mais pas avec force bul gis sa jabar ànd ak benn copinam pendant 30 ans yow nga ñëw en tant que góor takk ko rek ne ko écoute relation bi day dagg dina metti ah. su fekkee nga gis ci lu la neexul. dina metti non damay wax rek xamul tax ma ne dina metti parce que nañ ko waxante te dee am na sa yenn xarit li ñu lay defal billaahi am na sa doomu ndey ak sa doom ñoo xam ne yéen a bokk ndey ak baay bi ñu la ko defal. dëgg la. donc kooku boo naree dagg relation boobu immédiatement ak kooku dina nekk loo xam ne day metti si moom. mais ça dépend benn ça dépend d'accord naa. xam nga saa nga nekk jigéen sa meilleur ami nekk góor. day am ci société bi loolu moom. non mais day am. léegi tombari dafay am léegi tombari. sa meilleur ami nekk góor. waaw mën na nekk si. ça arrive ça arrive mais quand tu cautionnes tout. voilà non loolu nag su boobaa. c'est ça. loolu nag su boobaa day dépendre sa jëkkër ban grandeur sa jëkkër ban responsabilité ak ban kii nu mu tudd si sa jabar ak ban confiance nga am sa jabar. parfaitement pour accepter ko. d'accord parfaitement. non man bul ma laaj bul ma laaj si man bàyyi ma continuer. sa soxna ndax mën nga mu am xarit parce que je ne parle pas de moi je parle. ma ne kooku dina la ko tontu. mais wéeru ko sa bopp. wéeru ma ko sa bopp. yow wéeru ko gis nga ni mu diisee. wéeru ma ko sa bopp. yow nga ne mën nga ko yow. parce que dama ne. maanaam sa soxna. ma ne li ma wax dafa am. meilleur am nekk góor. man tontu naa sa bopp ma ne tontu loolu bu relation bi commencé li ngeen jël xam nga laa ma ne am na kay am nañu ko mën am nañu ko mënul. yow laa laaj ndax mën nga ko. coach du ñu personnaliser débat bi mënoo ma bàyyi xanaa mënoo cee génn yow. mais da nga ciy génn personnaliser le débat quand même. mën nga ko non kenn du personnaliser. wala mënu ko waaye toogal ngir yëf yi mbubb la natt ko sa bopp doo ko solal keneen. ndax mën nga sa soxna am xarit bu góor. Safia di dugalante génnalante. waaw non yow daal vraiment non quoi yow mënoo ma bàyyi. Safia dama ne góor. loolu am na loolu ça existe constitue la vérité di nga gis jigéen boo xam ne mais xaritam góor la on n'est pas là pour parler de nous-mêmes. dama ne di nga gis on n'est pas là pour parler de nous-mêmes. ko dëggal gune yi di ko dégg di yaakaar ne dëgg la. dama ne yëf yi mbubb la. dama ne góor natt ko sa bopp ba pare doo ko solal keneen. yow natt ko sa bopp yow da nga koo nangu yow nga ne lan yow moom natt ko sa bopp nga ne sama soxna man bàyyil kooku xam naa gis naa ko xam du ma ko ko may muy jël góor di ko def meer xaritam. te man ma nekk waxuñ loolu de. non waxu la loolu de. yow dégguloo. ça dépend ci logique bi. ça dépend ci logique bi de. loolu la wax kii ba prospect kii waxul loolu. waaw loolu la wax waaye kii xanaa kii lu ko dal. loolu la yow ñemewuma la. man xam nga li ma dama laa ñemewul. xam nga li ma ñemewul koy daw du yow su laaf bi tàngee nga daw yow. man xam nga li ma yow man j'ai pas compris waaw. waaw j'ai pas compris moo tax bugaan. nit ku ànd ak nit 30 ans. j'ai pas compris moo tax bugaan teg ma fii du ma ngi j'ai pas compris. moo tax bugaan teg ma fii. da nga posé question bu am importance. ma ne kii du nangu. foofu ça dépend. yow de l'homme de l'individu. góor di nga xam ne fan la dëgg natt ko sa bopp bala nga koy solal keneen confiance point j'en passe. léegi li si des nekk góor. bu fekkee da ngeen dem ba nekk si couple. sa jëkkër di lay tere benn affaire mu leer na la daf koy tere parce que pour protéger la loolu bàyyil mais en ce qui domaine professionnel ay doo liggéey ay doo jàngi kooku du ma musa ànd si këru àdduna góor di koy tere jigéen. tu vois des femmes ndeysaan dañuy daw nekk GP. avant ñuy xam ki leen takk waa ji takk leen rek ne leen écoute sa GP bi kat day metti dem bi dootu demee noonu
et cette femme si loolu la yaakaare woon pour dundal boppam pour dundal sa famille loolu qu'est-ce que tu vas faire. nga tas Sophie joxe na exemple am. nga tas. yaa ma dégg Sophie joxe na exemple am. continuer sa GP. loolu laay wax c'est tout. loolu laay wax ne que il faut que tamit des fois. demal da ngay tas nga continuer sa GP. il faut que des fois boo waxee mais le problème c'est que les gens mënuñu déglu. parce que yéen ñëpp boo naree waxante. parce que c'est impossible pour gars parce que boo demee rek nga ñëw nga gis kooku ba léegi loolu confiance lay demee. parce que tu vois de nos braves femmes yoo xam ne dañuy commerce di daan seen doole. ah oui di jóg di dem. ñu jékki-jékki am ku leen takk rek ne leen xam nga lan la sa commerce bi nga doon gagné sa ay millions yëpp toppatoo ma ko da ngay toog donc loolu je veux dire que jigéen ñi. bu leen dara jaral si këru àdduna góor tere leen fi nga xam ne foofu la seen foofu la seen gagne-pain nekk bu leen ko benn góor jaral. góor ñi bu leen dara jaral ci këru d'accord merci Ben. sa soxna di am xarit bu góor. d'accord wala di wër di lambar Oustaz Mohamed dañ lay déglu jël téléspectateurs yi nekk ci serveur bi. la ko dara jaral. wax naa la ko sànq léegi donc mun ngeen composer. Sophie ci njalbeen gi dafa am loo xamante ni wor la mooy ñaar bu ñuy bëggante am ñoom ñaar baat yu ñu waxante man kat damay liggéey bi ndax d'accord nga ci sëyagul ñoom ñaar mu ni d'accord naa ci ñoom ñaar ba ñu signé ci xel ñu départ dem ba ci kanam waa ji ni ko li ngay liggéey kat arrangé tuma baat woor dugg na ndax wa isa waada axlafa wa isa utum min na xaana xadis la bu yonent bi wax mais quel que soit alpha dama la wax ni la jigéen ci biir kër góor du tàggoo day yëgle d'accord loolu soxna si kat damay dem bërëb sàngam xam nga lu tax pour ku may seet maa nga fa wala bu dara xewee dootul orma donte góor am na sañ-sañ bi waaye ki nga bàyyi ci kër gi bàyyi ko xel dafa di farata booy génn ni ko Aïda Alima mun la bayk nga ni ko maa ngi dem gin gi neew ñëwaat wala maa ngi dem Thiès day tax bu fa sa yaay jaaree ci ginnaaw gi mu ni ko diw kat dem na gin gi neew wala dem na fenn waaye sa yaay ñëw di la laajte mu naan ko xaw ma sax fu mu dem day ñax-ñaxal mais dama lay wax ni la amul kii kat xaritu ami d'enfance am la Alima xam nga lu ma mënta nangu mooy ku góor kii kat sama xarit la sëyuma ba ma sëy ñun ñaar mais leer na ma ni waa ji kat sama jëkkër daf koy déranger du ma bàyyi xaritoo boobu muy dem. mooy dëgg. mais boo fekkee xaritoo bi am 30 ans. voilà na amee 50 ans mais leer na ma ni sama jabar kat. na nekk 50 ans déggoo ma de. da ngay jël sa jëkkër def ko xarit. boo amee xarit bu ma neexul nag yow man la nga ba ko. Alima. du ko bàyyi. voilà très bien. Alima. xaaral kii yegg. Alima. Alima mu yeggale. man maay wax de fi mu toll nii maay wax. ok loolu la xam nga fi mu toll nii maay wax. Sophie dëgg la di Sophie man ak Alima ñooy sëy. waaw Alima benn xaritam bu góor boo xam ne ami d'enfance am la. waaw ñu tourné man xaritu Alima boobu man jëkkëram dama koy déranger man jëkkëram. non yow kay lay déranger. voilà dama koy déranger. léegi est-ce que damay bàyyi communication bu muy continuer di dem. luy déranger lan nga tuddee déranger. sama soxna. waaw tey man maa ngi sëy ak sama soxna. mais wóor na ma ni waa jële amul relation ak man. sama soxna la amal relation. simple ak man na nga def maa ngi fi ma continuer di bàyyi relation bu muy continuer dama koy dagg. mën na nekk kay. dama koy dagg. c'est ça nga xam ne mënul am xarit ba pare du la ko présenté. du jeex loolu laa bëgg a wax. mënul ne Alima mënul am xarit du la ko présenté. xam nga lu tax ca départ ba lay doon ca mbëggeel ba. ca labat ba lay doon. loolu bëgg a continuer sama soxna bëgg a ñu sëy ñun ñaar mu continuer di xaritoo ak waa jooju nga xam ne man ak waa ji séquñu wax. man doo dugg sama kër. waaw doo dugg sama kër. di ko tax sama borom kër di la déranger. waaw sama xarit nga. sama borom kër du la déranger. bu boobaa mais xaaral ma wax la rek ni mu amee. jigéen ñi di am ay xarit yu góor. yéen góor ñi da ngeen am ay xarit yu jigéen. da naan kii sama jigéen la. sa jigéen boobu yenn saa yi man mën na maa bañ a neex. te doo ko bàyyi doo ko bàyyi. bien attention. les yonent bi doon tusaawiruhunna dee leen diisoo ak seen soxna Alima man sama soxna bu nee ma diw neexuma ma def attention. wallaahi man Mouhamed Mbaye te laa toog sama soxna bu nee ma oustaz Nabi. teeyal ci diw. parce que jigéen dafay xam moroomu jigéen wala kii de am na bët xooleewu la bëtu oustaz Mouhamed Mbaye sama soppe la mais mu ngi lay xoolee bëtu mbëggeel sama tànk dootul foncé parce que sama soxna la damay xaw a teggi xool moom li mu ma wax parce que mu lu may bañ yey ëllëg damay xaw a teggi xool mais dama lax ni la sama soxna du xaritoo ak góor laa la wax góor goo xam ne amuñu relation bu continuer di dem dama naan ko tëppit dagg beneen bi topp pour ma daaneel Sophie mais si vous avez de bonnes relations da ngay bàyyi ñoom ñaar ñuy ànd xam nga ça dépend man bàyyi naa sama soxna mu def receveur ci gis-gis bàyyi naa sama soxna mu def voyage liggéey yi xam nga lu tax parce que génnuma communication génnuma compréhension sëy yi am yëpp ban moo ci gën a métti mooy tey ndaw si nga xam ne hôpital lay liggéeyee lu ci ëpp tey koo koy ëpp fitna parce que mën na dem ba jëkkëram jàpp ni ñoom ñaar dañoo war a tëdd ñu wax ko hôpital urgent mu génn dem boobu bu fekkee ni goroom mu ngi ci kër gi génn bi muy génn goroom bu déggee kàccit mu ibbi mu ne ko lu xew mu ne ko sama soxna dañ ko urgent automatique pourtant yaay ji mën nay communiquer ak moom nu mu yàqee xelu doom ji
ni ko kon da nga war a takk ñaareel kii liggéeyam satisfaire la pour yow mu toog parce que maire yi ñooy gisee noonu laa la wax de mais ma wax la benn anecdote bu gàtt Maam Alxaaji Abdou Aziz Dabakh ci li ñu ma nettali olof pour ci kii li mu doon wax sànq fóot ñun ñii di ubbi kër yi ay 2 heures du matin yow Sophie benn waay dafa amee bor bu yàgg mënu koo fay léeg-léeg nit kersa dina ko jàpp xam na ni bu demee wuyu ji plainte dañ koy téye mais gàntal ba police di ko jël si ci penc mi góor gi ci yam dafa ni kii lu mu def ñu ni ko police ko jël si mu ni kii de leer na ma ni bu demee police duñ ko toroxal xaw ma ndax dina egg ndeysaan ci noonu ñu départ di romb jak saaw romb Maam Alxaaji Abdoul Aziz policier yi daan ne kee de Maam Abdou la ci nettali olof ndax wóorul nee na ñoom ñu wàcc di ziar Maam Abdou ni leen kee ci oto bi xanaa bokkul ci ñaan gi ñu ni ko kee de dafa amoon ku mu ameel bor Maam Abdou ni wàcce leen ko mu ñëw bi ñu ko wàccee ñu ngi ko manote avant ñu egsi mu ni tekki leen ko gor kenn du ko yeew ñu indi waa ji ba mu yegg si Maam Abdou laaj ko lu xew mu daal ni damaa am ku ma yoreel 100 000 francs jamono jàpp ma te mu wóor ni ma bu ma demee du ma am lu ma lay ma ni naa toog du ñàkk samay mbokk buñ gisee ñu mënee ma ci dëkk bi seen yaram dina daw Maam Abdou ni ko ñaata la mu ni ko 20 junni mu jël 20 junni jox waa ji ni ko fayal waa ji fay ci gàttal mu jël 20 junni jox ñi ko doon jël si jël 20 junni may waa ji ci tuuti rek waa ji du gàtt ci pénc mi gaa ñu ni góor gi ñun kat danoo jaaxle li taxoon nga ni kii du kuy dem police wala du ku ñuy toroxal lan moo tax mu ni maa fekkee way juróom bu jigéen ñeme fóotal baayam lool bis ba loxoom dagg ndax puso bu newoon ci poosu baay bi ni ko ni ngay sagoo ci man ak di sonn wallahi sa doom du torox ma jàpp baat boobu baayam waxoon ma jàpp ni bépp jigéen buy fóotal sa borom kër sa doom du dund fitna foofu rek laa ko teg ba doomam dellu soit ci pénc mi mais réalité même bu amee dafa am loo xamante ni aada moo ko lal jigéen dafa am lu ko war digganteem ak borom këram xam nga dépasse ci kan la gën a jekk góor ci góor pourtant jigéen da xam nga daf koy joxe mais ci góor la gën a jekk noonu la liggéey mel jigéen ak noo mën a mel daraja boo mën ci amee am na loo xamante ni par la ci yow ay ci alima ñu doxal yenn saa ngeen doon am dépense nag da ngeen waaw mënta ñàkk mais jabar bu fóotalee jëkkër baal sama téléphone bi andi li waaw bokkul ci sëy kii de du fay nga ne boo fóotalee kii am nga droit fay ba ci nam jabar bu fóotalee jëkkër ji daf ko war a fay waaw ci l'islam papa tontu lu tax duñ ko fi dugal yow de doo fay kenn papa tontu parce que borom Touba sama soxna fóotul léegi lu tax bëgg ñu fóot déglul da nga maa laaj ne kii du fay ñooyam nag xale ay xale lan la déglu leen lan la lan la ba xoog attanul fóot attanul am fóot ki may wallahi wa taala Sofia waaw gisoo sa papa di waxee attanul fóot ni mu ko waxee gis ngeen kii gis nga père dinañ wax ak yow il faut que ñu wax ak yow léegi ñii du ñu jàpp du ñu judd loolu laa ko yërëmee ñii du ñu jàpp du ñu judd jàpp ak julli barke borom Touba am nga droit yërëm sa jabar mais doo yërëm ñeneen ay père li nga wax ëpp na bu leen déglu kii bu leen ko déglu daa yërëm jabaram di leen déglu maa ngi ñëw Maya merci beaucoup jërëjëf papa bu la neexee nga yërëm sa soxna ñun suñu jëkkër yi daal ñu yërëm moo ma jaaxal ñu jël téléspectateur s'il vous plaît ñu jël téléspectateur yi salaamaaleykum oui salaamaaleykum. papa wuyu fii ba kan la wax téléspectateur yi waaw loolu la wax oui allo waaw yow la wax wuyul déglu na sëñ bi noo def maa yaa ngi ci jàmm oui maa ngi ci jàmm maa ngi man la monsieur Sambou gëj nañ dëggante trop Sambou namoon nañ la monsieur nag Sambou depuis Paris oui oui déglu en fait heure bi décalage horaire bi mu am kii quoi depuis Paris monsieur Sambou teel a dem université quoi moo tax tu nous as manqué hein oui moi aussi vous m'avez manqué surtout Père Mbaye Ngoné donc je vais aller très vite damay jël nuyu bi tekkoon loxo Sophia Gueye la femme référence mu nuyu gars yëpp donc Père Mbaye Ngoné li nga bëgg a yomb na de pourquoi sa femme moom du fóot nga bëgg Sophia Gueye gars yi fóot mais li nga bëgg loolu la gars yi bëgg namb ci wallahi kéw ko wallahi dégg nga Sophia kii Père Mbaye Ngoné li nga bëgg kii na bëgg yomb na de léegi damay ñëw mais déglu leen ko waaw damay ñëw si kii Benoît vraiment je salue ta lucidité monsieur Sambou le fait de rester ci thématique bi à chaque fois quoi parce que thématique bi dañoo ne boo takkee soxna ba pare ñëpp xam nañu ni labat ak takk du benn quoi du benn de parce que boo takkee nit ki en fait on voit beaucoup de changements affaire yu bëri
mais damay ñëw man laaw li may gën a aar oustaz mooy le fait de nous dire le respect de la parole qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça. parce que boo xasee ne xale bu jigéen bi moom laa bëgg et que vous entendez sur un principe lii ak lii mooy am nga dem ba si biir après nga changé donc ça interpelle foofu lay daanelee parce que man du ma ci kii parce que Benoît a tout dit. mais damay interpeller oustaz mu wax ma le respect de la parole d'homme qu'est-ce que Dieu a dit parce que ça interpelle même la société sénégalaise même nos autorités nga taxaw ne bu ma falluwee lii ak lii laay def damay def extension quoi boo falluwee doo ko def. maa ngi leen di nuyu si loolu laay terminer. xaw ma ndax am nga li nga bëgg a wax dama bëgg a poser question. allez bonsoir ñu jël keneen 88 620 borom jabar ji duñ ko. waaw dafa tuuti 88 628 dëgg la kay. dafa tuuti gis nga ko 88 628 89. yéen a ko bind nañ ko si net yi dafa tuuti bindal. bindal na nu bind dawuma. mënoo bàyyi kii. dawuma di. Prospère ngi na le. mënoo bàyyi kii. merci. lan la Prospère. Safi am na keneen ku nekk damay jël kii. jëlal allo salaamaaleykum. allo. allo. allo oui. salaamaaleykum. aleykum asalaam sang bi. maa ngi leen di ziar. ñu ngi lay delloo ziar. di leen bégee. ñu ngi dellu bégee bu baax a baax émission bi chaque instant. jërëjëf merci beaucoup c'est gentil. di kontaan ci yéen su baax. merci beaucoup. fooy wootee. ah man daal li ma bëgg a wax mooy ci jigéen ñi parce que tàggatoo bi moom des fois góor ñi dafa mel ni ñoom dañuy jël lépp bàyyi jigéen ñi dara duñ leen bàyyil dara te loolu moom du yoon. charia aussi dafa am lu mu wax mooy li oustaz wax ñu ngi koy nuyu mooy góor war naa génn te du tàggu jabaram dara du ko ci fekk. waaye tamit bu ñu fàtte aussi góor mun naa ñibbisi si këram guddi lislaam tere na ko dugg kër gi ngir mu bañ a bett jabaram. donc yu muy jàngale rek mooy tàggu sa jabar man sama gis-gis nekkul lu aay war a am la boo tàggul sa jabar koy tàggu ki ci buntu kër ga wala beneen jigéen ngay tàggu